man ku ma xam-xam ni lu ma xës ba ni jàpp jeex na man Gaston ma noonu nikk am confiance ci man te bi may ànd ak Gaston ku ne sawar na pour ànd ak moom li may wax mag sama ko gën a xam te ñu bari te raar na nga nekkoon ci làmb ba tolloon foofu fi Gaston tolloon nga toll ci liggéey sawaroon nga pour ànd ak moom kon bu defee choix ni dafay ànd ak man bi muy def retour wi ñee ko jël makan boole ko ak man ñu ànd bu nekkoon te ni li ma boole ak makan li makan waroon def defu ko bu ma Gaston wonoon ginnaaw ngeen gis ñu sooxee waaye dama koy wax toujours ni ko bul ma xalaat yow demal nga doxal nekkal ci kanam man loo nekk naa ci man nekkuma ci yëfu kenn man li ma gëm te nekk ci mooy Gaston Production moom laa ci ànd liggéey ak moom lu mu nekk doy na ma lu mu nekkul loolu ëmma ci soxla kon man moom laa préféré ànd ak moom promoteurs yi may àndal yëpp am nañ xalaat xam nañu loolu ku ne xam na maag jiy benn lañu duñu ñaar suma doomu ndey la waaye dafa dem jël makan ba def place ci moom xam ni ma mel ak moom Jibi Njaay mi paree gis nga léegi yaa ngi seen Batra Production mi ngi dugg si noonu Bourgéwal waxaale wu ma ko ñoo bokk benn dëkk mu bokk ci Gaston Production dama koy wax ni ko yow yaay Gaston Production keroog ba Gaston Production dem Casamance bali di tàkk mu fekk la fa yàgg mag sa mbargaan mii ak ñu mel ne Ndey Kumba Fall lamb yomb na tey ku mu neex dagg licence waaye boobu Bourgéwal mii def na ci lam ci war def Modou Anta ci kër gi la bokk maa ngi koy nuyu waaye nag di nuyu presse bi ma jàkkaar loolu li tax may nuyu presse bi à chaque fois bu leen Gaston Production oowee ay jigéen a ngi ci ay góor a ngi ci mais dañuy ñëw en masse mënuma leen a lim macha allah xanaa di leen ñaanal seen taxawaay ni ñu taxawee ànd ko ak ñun te noonu lañ fas yéene ñoom di liggéey ak ñun ba mu jeex waaye coach damay nuyu Alaaji Gassama Jaabi xalifa général Jidde Gassama di suma baay maa ngi koy nuyu waaye Marie Jonn sama sœur Nandi Camara maa ngi koy nuyu di gërëm ndey ji nga xam ne moom la ma sama wayjur wu góor wan na ma ginnaaw may ñaan mu xippee ca ajjana waaye sama wayjur jigéen ma fi dese ak suma ay rak ak suma ay frère maa ngi gërëm suma rak yëpp ñoom Xaadim maam Cheikh ba ci ñoom Mohamed waaye ñi ngi gërëm ñëpp waaw ñi ngi gërëm ñëpp en tout cas di sant ñëpp tey bés la di wax ne bés bi ma nga jëm le 19 avril di bés bu mag Gaston Production liggéey ci lu mel nii ku ne xam na Eumeu Sène kenn dutu ko laajte ci làmb di laaj nan lay bëree wala lan la woon sénégalais yi damay wax ne bu doon dañuy jommi ci bëre jommal nanu mais Ada Fass ci courage bi mu am ci temps bu gàtt deful 10 ans ci làmb ay moroom ak ma fi ñoo xam ne ñi mu defandool génération mais courage ak gëm boppam nag mën a bëre ba tax Eumeu Sène di ko tàllal loxo muy combat bu sénégalais yi bàyyi xel muy làmb ju am solo ñuy wax ne bis bi ñu ngi ci jëm di ñaan yàlla suñu borom yóbbuñ ci ak jàmm loolu nuyoo la woon rek waaye daal ñi ngi wax ne ñi ngi bég ci ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom yóbbuñ ci ñu egg ci ak jàmm ba ci kanam. waaw jërëjëf laat nuyoo bi am na solo mën naa ne matale na mais conseil bi may jox rek mbër yi Eumeu Sène sax taxuma di wax ak Ada Fass donte ci lañu ndax ñooy daj dëpp gi ñoo fare au sommet buñ dee présenté mbër yi pour raison de sécurité ak la ñu signé ci avenant yi ku ci ne na nga toog siège bi nga toog am nga droit nag taxaw sax bu la neexee wax ci sponsor bi ndax moo taaral bés bi mais bu kenn di laal sa morom ku ne na nga toog fi nga toog wax li nga wax ndax ménage rek daan signé tey champion yëpp dem nañ CNG démb signé ji avenant wu signature te daawul am kon ni ménager bi di engagé promoteurs yi noonu lañ mbër yi noonu la ñuy engagé li ñu naan benn bëñ day fonk te weex ginnaaw ba ñëpp a teg bët làmb nañ ko taaral ba bu fi dara am ndax boo demee at ci ginnaaw rek foo bëgg a def signature dañuy lànk tey bu sponsor bi ñëwee gunge promoteur ba pare na ñëw leen def ci signature ndokk cahier de charge bi nañ ko respecté mu terminer en beauté jërë ngeen jëf. Max coach dafa am lu ma actualité bu may joxe lu ndaw la parce que bu ma ko waxul tam danañ ñu ko laaj ma amoon nag waroon ci wax muy diggante Boy Niang ak Reug Reug parce que dafa intéressé sénégalais yi bruit bër ci bëri te ñun amuñu bruit ñun dañu amoon contrat ak ñaari mbër départ bi Boy Niang blessé bi mu blessé wér Reug Reug blessé bi Reug Reug blessé wér amaat blessure kenn mësul dégg ñu sëqat kenn mësul dégg Gaston Production wax dara bi ñu nee ba xam ne affaire bi metti na ñu ne garaawul comme yàlla dogal ne lii am na te Reug Reug blessure mën na diire 4 à 5 mois yoon daf dul maye ñu téye Boy Niang kenn digaluñu ko kenn sexalul Gaston Production suukar ñu toog def conférence de presse ni kat Boy Niang numéro 2 libéré nañ ko pour mu uti combat Sénégal yi rafetlu ko boobaak léegi mu dem 3 mois wala lu ko ëpp te ci 3 mois yi benn promoteur tëgguloon Boy Niang
tey su Reug Reug ñëwee dellu siwaat ni moom dafa dugal certificat de guérison kooku Gaston Production mënu ci dara fédération mënu ci dara keneen mënu ci dara parce que c'est le règlement moom am na droit ni apte na su aptee daf koy dugal su ko dugalee nag ñun xam nga lu ñu ci mën mooy boobaar yoon daf ñuy dab la ñu maye woon ñun ñoo ko mayoon ci kaw bi Reug Reug blessé ba tey dindiwuñu loolu mais na leer ni moom bu indee guérison la ñu waxoon dàq na ko moom Reug Reug parce que règlement bi ñëpp la tënk dafa tënk promoteur bi tënk mbër mi tënk ñëpp ci lañu tënk ñun ñëpp kon promoteur moo ak non ak kum ci mën a doon rek soo demee tey ji nga expliquer dafay mel ni Gaston Production dafa am lu muy kii ak ñi may waxal nag mooy sénégalais bi xamul li xew tey dégg mu bari ay détails te ñun détails yu ñu Reug Reug moo am droit ni moom dafa wér dafa am droit laaj li muy laaj dugal certificat de guérison ni pare naa léegi nag bu paree règlement bi dafay daal di tënkuwaat ni kat ci compétition li may wax nag le vice-président mi ngi nii chargé de la lutte avec frappe peut-être dana ci am kàddu yu mu delloosi mais du Gaston Production moo jóg pour di wut ku muy bloqué wala ku muy tëral ñun xaaruñu booba combat Eumeu Sène Ada Fass mi doy na sëkk yaakaar naa bu ñu fi jógee am nañu Zarko ak Jackson am na leneen lu ñu jógee am lu ñu bëgg a def donc ñun basé wuñ ci boobu combat mais bu tey Reug Reug ñëwee dugal guérison kooku jërul ñu naan promoteur ba lii wala ñun defuñu kenn dara Reug Reug am na droit ni dama bëgg a bëre su bëggee bëre yi Gaston Production mu neex ko mu naqar da koy bëre la wala mu libéré ñaari bëre loolu mooy li ma doon leeral pour sénégalais yi xam ko ni xam ni Reug Reug am na droit ci li mu def léegi nag li ci des après ñi ngi xaar fédération woote su wooyee ñaari camps yi ñëwit bu ñu nee acat ñun amuñ ci problème dañuy dem régulariser mais ñu xam ni loolu nekkul programme kenn loolu rek laa doon leeral ñu ngi leen di jéggulu wasalaam jërëjëf. li ma lay laaj rek mooy loolu day wane ne ginnaaw ba dugal na guérison ñaari mbëri ñi ngi waat ci seen contrat duñ mën a def leneen fii ak tàggoowuñu damay bëgg mu gën a leer rek. parce que da ngaa junj rek. ñu bëgg mu leer xam nga tey bu guérison ñëwee dafay daal di dekkal combat bi dafay daal di wane ne combat bi mi ngi en cours parce que li koy indi en cours mooy ñun mënatuñ ci dara parce que tey su nekkee mbër dafa blessé adversaire bi yow promoteur bi ko tëgg bu nekkee aptul li may wax président da ci ñëw yoon dafa lay may yow mi organiser mbër mi am nga droit sax balaa kenn di ko organiser nga utal ko waaye ñun lépp dañ cee fekkul dañu pare woon ne Boy Niang libéré nañ la nga dem uti keneen loolu Sénégal yëpp image yaa ngi fi ñun bi ñu libéré Boy Niang boobu ba léegi mat na presque 3 mois dara amagul woon combat yëguñu ko parce que ñun it oowuñu ñu ne am na combat kon tey su nekkee ni Reug Reug dafa déposé médical li may wax pour ñuy jaxase nit ñu xam ñun bu nu kenn andi pour ñun dékkuñ ci problème dañu concentré wu ci lii waaye nag wolof day wax ni loolu lay mën a am ba egsi fii Gaston Production ku ne xam na ni ki ko sañcoon ba teg ko fi du muuma te yaakaar naa ñu fi bàyyi duñu muuma loolu laa doon leeral jërëjëf. mais Abdou Lahad est-ce que jotul comme ni ñuy sécuriser mbër yi di ko sécuriser manager yi promoteurs yi am sécurité bu mel noonu à travers la nouvelle fédération sénégalaise de lutte. waaw non sécurité am na de c'est-à-dire que parfois wax ji mooy communication bi xam nga Sénégal léegi wax daa yomb kenn xamatul ki war a wax am ñu war a fay ñu noppi am ñuy wax ngir seen poos am ñuy wax ngir li neex nit façon waxkat bu nekk am waaye nit ki nag la mu xalaat ci wax rek li am solo mooy damaa yaakaar ne wax mënut a fexe ba naawal këyit moom fu ko wax fekk dafay daal di dëju te lii contrat la bu ñëpp signé ñun amuñ ci problème ñun duñu téye mbër sañuñ yàlla ñaanuñ yàlla am ak benn mbër jafe-jafe donc kon tey ji li ñuy leeral rek mooy leer la ni Reug Reug indiwaat na combat bi ci kaw compétition dafa dugal certificat de guérison maintenant nag dafa am présence lu ñuy woowee présence physique mooy dafa war a ñëw soo dugalee certificat médical d'aptitude certificat de guérison da ko war a accompagner ak ñëw sa présence pour médecin CNG visé ko loolu moo daloon Boy Niang bi mu ko dugalee ñu toog xaar ba médecin bi mu ñëw ñu ne ko da ngay ñëw bi mu ñëwee médecin bi door ko valider tey nag kon Reug Reug dugal na ko mais lii tax mu officiel mooy aussi Reug Reug wàcc si egsi loolu nag sunu xam-xam ak soreegu ci ndax loolu diggante fédération la ak Reug Reug waaye diggante fédération la ak Boy Niang waaye quant à Gaston Production moom dañ koy oo ni ko kaay nga dem organiser. jërëjëf Abdou Lahad foofu la ñuy jaaree dugal monsieur le président vice-président monsieur Meissa Ndiaye di ko tadagal di ko jox wàccuwaayam mu joxe ci ay moom. waaw ñu ngi nuyu mbooloo bi di am contentement lool ñëw teewal fi président Bira Sène teewal fi également toute l'équipe de la fédération coach ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu Max Bargane di nuyu toute l'équipe de Sen TV di leen féliciter également si li accompagnement bi ñuy def si monde de la lutte tey nag Gaston Production woo ñu fi di nuyu bu baax Makan Meng
di ko féliciter également si liggéey bu am solo bi muy liggéey dans la discrétion, dans l'efficacité et surtout boole sekk tey bu am solo. di nuyu notre frère Abdoulat moom ñu nag moom benn lañ jaar nañ fu bëri xaw ba xam Abdoulat bi ñu bokkaloon lay wax wala Abdoulat fédération mais tey moom sagam casquette fédération laa fi ñëwee damay nuyu rek le promoteur Abdoulat di nuyu les deux champions Ada Fass Eumeu Sène le roi di nuyu également tous les autres champions yi bokk ci bis bi di nuyu public bi ñëw fii ci ginnaaw teew ci événement bi di leen jox seen wàccuwaay ñoom ñëpp su ma limee damay juum wala boog day xaw a compliqué pour ma jàll benn par benn di nuyu ñi ma gunge également ci turu fédération le doyen Thiam le commandant Serigne Gueye Thioune Mame Lees Ndoye El Hadj Cissé toute l'équipe de la fédération bi ma àndal ñu ñëw tey fii pour assister Makan maa ngi nuyu sa sponsor yi et surtout di féliciter waa Auto 24 parce que comme niñ ko waxee monde de la lutte daa am fu ñu leen askane woon donc ñoom suñ demee ba jël risque invité ñu ci seen showroom ça veut dire que lépp loo xam ne nit ñi ñu ngi ko doo wax ci biti ñoom ils ont découvert le contraire et ñu ngi leen di féliciter di leen encourager di leen wax ni c'est comme ça booy investir wala booy dugg da ngay dugg ci des projets porteurs et monde de la lutte nag pour vous offrir lépp loo leen soxla dans ce cadre Max wax na ko sànq signature de contrat yi face à face yi ni mu daa demee dañ daa woo promoteur bi rek mu ñëw signer ménager bi rek mu ñëw signer avenant yi mais dafa am fu ñu jóge coow li bëri woon lool ci làmb coow li bëri woon lool ci face à face dem ba bu dul woon rigueuru président Bira bu dul woon vision président Bira doon nañ arrêté au-delà même face à face mais lépp luy activité lutte président Bira teg ay pexe ñëpp gunge ko ci les promoteurs def benn face benn dank ñëw ni ko président affaire bi suñu yëf la bu ñu dajaloo doon benn dinañ ko sauver les lutteurs eux-mêmes jël engagement ni seen yëf la ñoom it seen gagne-pain la il faudrait que ñoom it ñu waslu ci àq il faudrait que ñu jël engagement ni kenn du leen ko yàqal donc du ñoom ñoo koy yàqal seen bopp également au point que léegi booy signer face à face mbër bi ci boppam dañ koy invité mu ñëw fédération signer xam nga nag booy signer ak làkk buñ ko mënt binne ça suppose que li nga signer xam nga ko li nga signer bëri compliqué wul et loolu lañ leen daa signer loo bu njëkk ba mais xëy na communication bi ci war daawul yegg si mooy benn da ngaa war a ñëw waxtu tolérance dootuñu ko mayeti ci retard yi et de la même manière également même pour le promoteur mayetuñ ko tamit pour muy retarder les lutteurs également de la même façon que les lutteurs waruñoo tardé booy ñëw également war nga am benn comportement bu sain comportement bu rafet comportement bu responsable ci say kàddu ci sa tenue ci sa manière de communiquer ci lépp booy ñëw également ci face à face dafa am public boo xam ne da koy accueillir muy la presse muy le promoteur muy les ménagers muy les lutteurs muy les sponsors muy exceptionnellement quelques invités yoo xam ni dañoo ñëw gunge ci le promoteur pas plus donc loolu mooy li nga xam ni mooy le public bi ñëw ci face à face daan nañ gis face à face mu mel ni meeting daan nañ gis face à face mu mel ni show loolu vraiment mën nañu am ambiance mën animation am lépp te du tey face à face bi dina siluise léegi mu ngi nii siluise na ba bëgg a dee ku ci nekk yaa ngi toog fa nga war a toog bu ñu la joxee kàddu nga jël wax ni nga ko bëggee et cetera ñu jàllale communication jaay bis bi te vraiment du ñu yàqal dara ci suñu li ñu bëgg a def
globalement daal yooyu mooy aspect yi nga xam ni am nag benn boo xam ni vraiment ça nous tient à cœur muy deux sax je dirais mooy le comportement. On doit avoir un comportement responsable nee naa comportement nag dafa bëri si solin bi si taxawaay bi si kàddu yi loolu moom vraiment on y insiste et vraiment duñ ci lésiner duñ ci bàyyi dara on y va jusqu'au bout pour que ñu mën a am beneen comportement bu ñu wala beneen image bu ñu bëgg a wan le monde extérieur beneen bi mooy les retards sont sanctionnés et toute sanction nag bañ nañ ko ba pour bañ fédération ñu taqal ko ci dara dawuñu noonu responsabilité les sanctions